encourager leen gunge leen pour ñu finir dernière phase yi d'entraînement yi bon pour suba ñu mën a préparer suñu match correctement dugg ci ak bisimilah yàlla mi nga xamante ne moom dara tëwu ko ñu koy ñaan mu may ñu ci ndam lu seddu guy te yàlla def ci jàmm ak salaam ci ñaari équipe yëpp nag. boo xoolee match bi tey jii nii peut-être tey fii nga ñëw rek mais tey boo demoon ci équipe adverse bi muy maanaam suñuy frère de sang parce que ñun ñooy toog ñun ñooy bokk lépp lu ñuy defandoo. kon donc match bi mënut a yomb seen côté mënut a yomb suñu côté il faut que gars yi mobiliser wu kenn ku ci nekk ci parti bi nga bokk nga jàppale leen franchement mentalement moralement bu ko defee bon ñu dem def benn spectacle ci te stade ba que le meilleur gagne te ñuy sàkkuwaat encore ci ñi nga xamante ne maanaam ñooy jiite équipe yi bon voilà ñu gën a recadrer booy surtout supporters yi. enjeu bi mu am dafa ëmb ñaari fànn. parce que boo xoolee tey jii nii ñun suñu qualification ci match bi lañ ko compté en plus tamit dafa nekk question d'honneur maanaam jaaji Pape Diouf ku xam histoire boobu noonu xam ne seen match du yomb kon donc tey jii nii ni mu nekkee tey jii nii match décisif si côté jaaji pareillement ci côté Pape Diouf kon donc waa Pape Diouf duñ négliger dara waa jaaji duñ négliger dara kon donc moo tax engouement bi ni mu demee nii quoi. kenn ku nekk rek booy wax ak sa concept sa gis-gis doomu aadama nag moom bu amee xelam ak xalaatam ak bëgg-bëggam bu ko waxee da nga koy nangul mais yow tamit aussi am nga sa gis-gis am nga sa bëgg-bëgg kenn du bëri ji ne voilà damay daanu non non never à chaque fois nit ki buy dem compétition ndam la fay séntu ndam moo koy tax mu jóg kon donc kooku noonu man waxam jooju noonu du ma ko teggi waaye man tamit sama wax man li ma yaakaar mooy man sama équipe pare nañ pour affronter Pape Diouf te xam naante ne demee incha allah yàggatu dara yàlla dina leeral lépp quoi tey ñaan suñu borom bi encore mu mbay ñu ndam lu sedd guy mu jëg ñu jëg équipe bi nga xamante ne nii moom la ñuy jànkoonteel. Pape Diouf moom ku leen xam ci bu fekkente ne ci cadre sport la franchement am nañ loo xamante ne nañ apporté nañ ko fi muy côté ambiance waaw loolu noonu dañ koy saluer parce que Pape Diouf man supporté wu ma leen wax dëgg fa yàlla mais képp ku ñuy dajal dinañ indi ambiance ci kaw bu baax et puis tamit ñoom dañu teel a préparer seen nawetaan seen effectif bi seen joueurs yi bon voilà ñëpp xam nañ ne dañuy yëngal ci terrain bi ak ci kaw loolu moom am na kenn du leen ko bañal waaye tamit bon voilà ko loo njool rek am na ko la sut daal maanaam loolu daal xam naa ko ci gàttal olof boobu noonu loo njool am na koo xamante ne moom moo la sut samay frère ñoo xamante ne dama leen fréquenté ñoo xamante ne damay partager ak ñoom beaucoup de choses après football bi kon donc defe naa man tey ji li ma bëgg ñoom ñoo ma ko gën a bëgg muy jàmm ñu jox waa askanu Diourbel wan leen ne derby am na mais derby dañ koy football la mais du xeex du xuloo du saaga wala ay sànnante c'est juste que ne benn 90 minutes la li nga yaakaar indi ko ci terrain bi nga teg ko keneen ki li mu yaakaar mu indi bu ngeen dajee après résultat dina feeñ dinañ xam kan moo gën a ëpp niveau wala kan moo gën a voilà yooyu noonu yëpp après nit ñi ñoom ñooy jugé mais li may gën a lancé waat rek comme li may wax man ci côté Diadji di ko wax ci côté Pape Diouf nañ dem ak xel kenn ku ci nekk bañ a dem ak xol. ñu ngi préparé match bu métti parce que match demi bi dafa nekk match de qualification parce que ñun moom 3 points rek lañ soxla rien que 3 points kon lépp lu ñuy def pour jël 3 points yi suba incha allah bu yàlla dafay jàpp dinañ ko def pour indi 3 points yi parce que moo ñu intéressé 3 points rek lañ bëgg. ku ni Diadji ne Pape Diouf mu sa yomb Diadji Pape Diouf moom buñ ko tëgg woon Espagne sax du yomb parce que dafa nekk ñaari équipe yoo xam ne mën naa wax Diourbel mooy nekk dër bi nga xam ni moom la ñëpp yàqamti Diadji Pape Diouf xëy nag nit moom comme ku li ko sama collègue bi waxee rek kenn dem guerre naan doon may door ma daanu non amut kuy dem guerre ku ne da ngay pare sa lépp loo yóbbu sa arme yi ngay yóbbu guerre yëpp mais daal de toute façon li ma lay wax moom ñun waa Diadji moom pare nañ de tous les côtés rek pour gagner 3 points yi suba incha allah pare nañ ci lépp. Diadji xamuñ coow daal parce que mën naa wax Diourbel fii boo doon xool équipe yi ci ëpp gën a ñàkk coow Diadji di nga ko ci génne kooku moom Diourbel ñëpp kum neex kum naqari xamuñ Diadji moom xamuñ coow. di lancer waat appel gars yi nañ wax ak seen supporters yi parce que match 90 minutes la quoi 90 minutes la te sport dafa am ñett yu ci am victoire nul ou défaite ñaan nu yàlla nag yàlla may nu défaite li ñuy ñaan yàlla suba yàlla may nu victoire ñu ngi pare nag surtout ci supporter ak ci terrain bi yëpp ñu ngi koy pare nañ ci ñaar yëpp daal incha allah te bu subaa dinañ gis beneen Diadji kooku moom maa la ko mën a wax fii ñu taxaw.
comme ni ko ñëpp di waajee rek match bi moom match la comme yeneen match yi rek man daal si li may appéwu si match bi mooy fair play rek fair play daal laa leen di woo ñu football si jom football si fulla ak fayda que le meilleur gagne match bi moom yaakaaruma ñu tuus de non gëwuma loolu suba nag lañ ciy xam dara wax moom baaxul mais pare nan parce que Jaaji moom dañ ne mooy équipe bu mag bi mooy équipe bi gën a mag Diourbel kon équipe boobu yaakaar naa ni moom match bu mu am rek pare na ko moom pare nañ si lépp nag si lépp pare nañ dem jàpp daan ñibbisi rek moo si des mais pare nañ fépp comme li ma la wax sànq rek man moom li ma gën a amal solo si match bi moom mooy fair play quoi football bu nga xam ni doo am xeex doo am xuloo doo am violence loolu daal laa bëgg su ma sañoon wax dëgg fa yàlla ñu bàyyi xel lool bu baax te xam ni asalem ak Kër Sëñ Mbaye Sarr benn la waaw daanaka yooyu amoon fi mën na ni dootu fi am waaw ñi da loolu lañ jàpp te ñi nag si jàmm la ñuy dox buñ si ñëwee si jàmm la ñuy dox buñ si ñëwul si jàmm la ñuy dox ñi daal victoire moo ñu amal njëriñ dóor yu metti sax si kaw ak si suuf. di préparé match bu metti comme ni nga ko waxee ñi ngi koy waajalee nag yaakaar naa boo gesoo sa ginnaaw gis nga ni ñi ngi koy waajal ak sérénité ñi ngi concentré wu ñi ngi suñu ruq di liggéey on travaille durement pour xaar suba incha allah quoi parce que daanaka ñëw na ba pare. loolu mooy li may wax rek devise du sapeur pompier laa utiliser foofu sauver ou périr soit tu gagnes soit tu disparais léegi nag on travaille pour xam ni coûte que coûte la gagne rek moo ñu intéressé match bi may wax ak yow nii ñu jëm nii. gagne rek moo ñu si intéressé rien d'autre ne nous intéresse parce que gagne rek moo ñu arrangé suba Jaaji amul lu muy calculer amul lu muy xaar damay ñëw yéeg ci kaw Pape Diouf sortir jouer essayer de marquer beaucoup de buts et gagner inchallah avec la manière. fair play surtout loolu day lu important parce que affaire bi koñ la mais dafa dem ba am ampleur boo xam ni njaareem la concerné njaareem la engagé xam nga ñu xam ni dañuy fo football day dajale football bu mënta dajale. nekkatul liñ ko doon doyee sport fair play moo tax ñu koy wax Jaaji Pape Diouf benn koñ la tali moo leen séparé dañuy demlante dañuy dikkalante ñu xam ne lii suba bu arbitre tasee match bi mu jeex nañ ko def ci jàmm def ko ci salaam que le meilleur gagne. match bi ñu ngi koy préparé comme ni ñu doon préparé suñu match yëpp waaw gaa nag match yi bokkuñu parce que lii nii derby la derby boo xamante ni respecté nañ suñu ay adversaire mais tamit amuñu si benn pression boo xamante ne nii dina kawe comme ni ñu doon préparé yeneen match yi yaakaar naa fii supporter boo fi laaj da lay wax ne ni mu yenoo woon match GAC contre Pape Diouf yenoo ko sax match bii nii donc match bi am nañ si confiance bu xamante ne confiance bu rëy la yàlla bu yàlla tas yaakaar am nañ yaakaar ne dinañ am ndam si match bii nii ñu jëm. Jaaji bu ne du may Pape Diouf si kaw ak si suuf dara Jaaji day wax lu ko neex rek parce que Jaaji amul ci kaw bay may si kaw kon nag bu ñuy lijjanti suuf gi rek kaw gi moom ñëpp xam nañ ne Ima Saya moo ko moom Diourbel ñëpp xam nañ ko amul kenn koo xamante ne nii dina taxaw pour défier Ima Saya si kaw loolu amul donc suuf gi nag ñun dañoo pare suñuy joueur pare nañ tàggat nañ leen comme ni mu waree donc lépp dina leer incha allah kaw geeg suuf gi yëpp bu soobee yàlla ñun ñoo koy moom. yàlla na leen yàlla may wér mais ñu wér ban àgg sa jour ba incha allah ñu yaru comme ni ko gars yi waxee ñu door leen lu yem bu fekkente ne nag dañ fi nekk di dëgër bopp ñu door leen loo xamante ne nii dañu neex daal mais ñoom danañ ci am métteel bu rëy parce que ñun dañoo pare suñuy gars ñëpp pare nañ di lancer supporter yi aussi tamit na leen ñu def au calme rek non à la violence comme ni ñu koy waxee fair play ñu ñëw indi ambiance yëngal stade bi yëngal ci kaw yëngal ci suuf yóbbu ndam li incha allah. match Pape Diouf Jaaji moom ñun physiquement dañoo pare wute na ak match Pape Diouf Jaaji yi passé mais pour le moment moom match bi man awma ci benn pression parce que samay joueurs wóolu naa leen. am naa confiance ci ñoom physiquement daal pare nan daal li des daal ci loxoy yàlla la nekk ñi ngi ñaan yàlla suba yàlla may ñu victoire bu seddu guy ñu def ko comme nañ ko doon defee rek ak fi ñu jaarale GAC ak camp de garde Jaaji daal foog mu jël ci ñett yi daal man loolu laa gis. non ñoom victoire moom moo leen arrangé ñoom buñ toogee foofu naan dañoo pare dañuy wax lu leen neex ñun ñoo leen gën a pare ci côté bépp ñoo leen gën a bëgg tamit match bi suba ak jàmm di nga comprendre di nga xam ne ñun ñoo leen gën a bëgg match bi ci côté bépp. su ma leen jàppee dinaa leen dóor yi métti ci kaw moom waa Ima Saya ñoom ñoo ko moom loolu Diourbel gépp xam na ko soxlaawu ma ñu may ma ci kaw dara ak ci suuf ci kaw bu soobee yàlla lépp lu ma moom ci kaw dinaa ko jël si
ci suuf tamit lu ma ci moom lu ne dinaa ko jël si ñoom dama leen may ci match bi dara du ñu am dara bu ñu yeexee 3 heures ma feesal sama tribune feesal ñoom seen tribune comme dama ko waxee woon keroog rajo. fair play bi moom ñun ñëpp fair play lan ñu xamee ñun boo gisee suñu match passé dañuy sañse ba jeeg xeeñ parfum yu neex dem ci stade 5 heures dóor 3-0 ñibbisi duñ xeex ñun duñ xeex duñ ruubee duñ sànni ndox duñ sànnante ay siège ak yooyu noonu quoi match bi fair play ñun ñoo koy woote. fair play rek laa gis si match bi suba quoi. non ñoom ñëpp a ciy jot 3-0 bi ak carton rouge bi booyee di wax dinañ ci ñam bu sooba yàlla bu suba man maa leen gën a pare physiquement ñoom buñ toogee foofu naan ñoom ñoo ñu gën a pare ñoom ñoo ñu gën a bëgg match bi bu fekkee Diadji si man la yaakaaree pour mu génn pour ay newataanam baax non ma yaakaar ne kon mooy loolu noonu quoi dina échec suba incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla. moo ko préparé comme ni ma ko daan préparé yeneen équipe yi rek parce que bon man yaakaar naa ne match boobu. nekk na match ba nga xam ne warul mën a am problème c'est parce que football la donc buñ préparé comme niñ préparé yeneen équipe yi am na yaakaar ci ne duñ ko yenu c'est parce que équipe la comme yeneen équipe yi donc bon li ci am mooy ni ñu préparé yeneen équipe yi rek lañ koy préparé. bon man li may indi mooy semaine bi yëpp liggéey naa li may indi bon demee su yàlla defee ñu ñëw terrain après bon. nit ñi dinañ gis ne Pape Diouf ñëwee na ak beneen façon quoi. bon ñu fair play ñu fubal ko ci sport que le meilleur gagne loolu laa leen di lancer ñu fair play ñu fubal ko ci cadre sport que le meilleur gagne.